jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës askan way yeewoo ca commune bu Mabo nekk ci diwaanu Kaffrine ña ngay wooteek wàllu ndax jafe-jafe yi ñuy dund bokk na ci ñàkkum tali pàcc mu mucc ayib ñàkk kaaraange naka noonu sas nanu nag seen ndaw bi leen toogal ca assemblée nationale ngala na yeggee seen i jafe-jafe ca penc ma Aliou Sall tekki ndombal tànkam ci boppu AMS di mbootaay gi ëmb maire yi ci Sénégal Aliou Sall nag mën nañ ne bii mooy ñaareel bi yoon muy tekki ndombal tànkam ci ab bànqaas boo xamante ne rek mi ngi boole ay élu fii ci Sénégal Aliou Sall mi nga xamante ne jamono ji tamit ci fàttali moom moo jiite caisse des dépôts et consignation Ligue démocratique di jànkonteel ay jafe-jafe yu tar mi ngi bëgg a yàgg nag ñu ne ndax jafe-jafe yooyu dana gaaw a jeex waaye bokk na itam ci li nga xamante ni ñu ngi koy laam-laamee jamono ji ca Ligue démocratique muy nag li ñu tabbaat Khoudia Mbaye ci biir gouvernement bi loolu nag daal di jur coow Ousmane Badiane mi nga xamante ni moom moo yore élection yi ca Ligue démocratique moom la ñuy dalal tey Ousmane Badiane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Fatou Kiné. mi ngi noonu kon nuyu téléspectateurs yi. ci kanam tuuti daanu faram-fàccee li nga xamante ne rek moom mooy actualité bi waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci Ligue démocratique beneen ponk ci biir xibaar yi muy sunu mbokk guinéen yi nga xamante ni ñoom ñi ngi daan seen doole fii ci Sénégal di yëngu nag lu ci bare bari ci métier njënd ak njaay rawatina ak nag boutique yi ñenn ñi am xel ñaar ne boutique yooyu lu mu yàgg-yàgg daañu tëj seen i buntu ndax supermarché yi nga xamante ne tàmbali naa bari ci Ndakaaru métier mi nag nee nañ yombul waaye lu mu ci mën a doon rek ni ko wolof di waxee kenn warta xeeb liggéey ndax ña nga cey gis seen bopp ña nga cey daan seen doole mbokk yi ponk yaa ngi ni daan ci toftal xët yu njëkk yu yéen i kaay nes tuuti ñu faram fàccee ko. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média ñu tàmbali ko fële ca commune bu Mabo nekk ca diwaanu Kaffrine askan wa nag ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar woote wallu nag la ñu def fi mu ne nii amal nañu toogaay ñaxtu la leen métti nag bokk na ci ñàkkum tali maanaam pàcc mu mucc ayib waaye tamit li nga xamante ni moom mooy ñàkk kaaraange ga nee nañ tar na fa lool ci loolee nag ña ngay sas ki nga xamante ne nii moom la ñu tabb nag fi mu ne nii ci assemblée nationale bu bees bi mooy wuyoo ci turu Babou Ndiaye nee nañ nag seen i jafe-jafe na ko yeggee ci pencum ndawi réew mi Ibrahima Diame ci leeral la. seen yoon bi la nekk ci melokaan bu doy waar moo waral askanu Mabo génn ñoom ñëpp nag pour ñaawlu ko Mabo commune la ci biir département bu Birkinane waaye pour yëgg foofule ay jafe-jafe dëgg la moo waral kon askan wi di ñaan kon ñu goudronner leen ko ndax nee nañu moom moo yore seeni koom-koom. yoonu Mabo ku ko gis xam ne Mabo yellewut lu mel nii 16 arrondissement nga am yoon boo xam ne nii boo xëyee 8 heures 7 heures nga fi jógee ko 3 heures de temps ngay def ci distance de 25 kilomètres même ci côté économique da ngay gis ñi nga xam ne nii tey camions yi dañuy ñëw yore loo xam ne dañ ko war a indi Mabo mais ak nawet bi mënuñoo fexe ba ñëw Mabo ndeg yoon bu bon fu mu toll nii gis nga ñëpp boo xëyee tey Mabo ngoon ngay ñib si su la ngoon rawee suba nga fi ñëwati kon donc ñun ñi ngi lancé à monsieur le président de la République son excellence Macky Sall ak le député Pape Babou Ndiaye mi nga xam ne voté nañ ko sans dara faj ñëw na fii Mabo amul benn élection boo xam ne nii raté na. askan wu Mabo itam ñu ngi joytu bu baax a baax lu jëm ci mbirum wér-gu-yaram ndax tene nañ seen poste de santé bi demeewu ni personnel bi doyul médicaments yi itam daf fiy faral di manqué. parce que mënuñoo comprendre en tant que Mabo siège en tant que Mabo commune ñuy jógee ko fii nii di dem ci dëkk boo xam ne nii du commune du dara lu mel ni Kër Paate lu mel ni Segré Gata lu mel ni Njaaw Medina Sabax lépp di dem di fa faju ji bàyyi fii nii suñ fajkat yi. loolu rafetul. lu jëm itam ci wàllu kaaraange sooxe na fi lool braquage yeeg boutique yi ñuy dajji ak càccum jur gi nee nañu tey la fi gën a bëri. Aliou Sall tekki na ndombal tànkam ci boppu AMS di mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb maire yi ci Sénégal duguleet nag ndax mosoon naa tekki ndombal tànkam loolee ci atum 2015 la woon ndax bi kon mooy ñaareel bi yoon muy tekki ndombal tànkam ci bopp rek ab institution boo xamante ne nii mi ngi ëmb ay élus fii ci Sénégal sunu gan waxoon naa ko Ousmane Badiane la moom nag la ñu sas wàllu wote ca Ligue démocratique Ousmane Badiane gannaaw ba ma la delloo nuyu rek. laaj bi tey ñu njëkkee ko ci Aliou Sall mi nga xamante ni tekki na ndombal tànkam ci boppu AMS ndax mën nañ wax ne ko tubaab di waxee rek c'est l'histoire qui se répète ndax du guléet mosoon naa tekki ndombal tànkam ci atum 2015 ci ab institution boo xamante ne rek ëmb na ay élus yow noo ko jàngatee. jërëjëf ci invitation bi. pour man toujours bànneex bu mag la bu may ñëw ci TFM. effectivement Aliou Sall mosoon tekki ndomba tànkam
mais nag bii ute na ak bu njëkk bi. bi moom moo seet ne dafa am fonction boo xam ne bii moom lañu ko président de la république dénk mu nekk caisse de dépôt et consignation mu waxtaan nag nga gënaayam yaakaar ne fonction boobu bala mu ko mën dox xëy na bala mu ko mën a doxal ni nga xam ne noonu la war a doxee peut-être day indi conflit d'intérêt avec AMS bi mu nekk ci bopp bi mu ne donc pour affaire yi réeroo am ci ak pour jeexi jaaxa am ci damay bàyyi fonction bi nga xam ne donc mooy AMS pour bu ko defee du am benn problème. lu tax conflit d'intérêt boobu ci ban fànn. conflit boobu parce que dafa fekk ci cahier de charge conseil commune caisse de dépôt bi ak consignation bi ñoom dañoo war di am partenariat ak collectivités locales yi maanaam di leen jàppale di leen gunge di leen accompagner. kooku moom c'est une mission boo xam ne moo déjà léeg-léeg moo nekk ci statut charte bi maintenant kooku nag dafa doon loo xam ne ni comme moom déjà moo nekk ci bopp association bi jiite 557 communes parce que actuellement Sénégal am na 557 communes mu yaakaar ne pour réeroo am fa wala pour en tout cas loo xam ne lii daal day indi ay jixe ak ay yoo xam ne du leer torop mu bàyyi fonction boobu pour gën a mun a concentré wu ci bi nga xam ne donc mooy CDS boobu mooy li ñuy wax conflit d'intérêt kooku aussi nag dañ koy rafetlu mënoon na bañ a démissionner c'est pas une obligation parce que waaye ba nëgëni mi ngi des di maire donc est-ce que amul lu cay ñuul tuuti ndax naam démissionné na ci bopp mbootaay gi waaye ba nëgëni ma ngay des doon maire oui ba léegi mi ngi des maire bu commune bu Guédiawaye xam nga nag maire boobu xamaguma sax est-ce que sax dina démissionner ultérieurement ou pas mais démissionné gul foofu parce que xam nga foofu aussi contrat la bu mu am ak population de Guédiawaye ñoom ñoo ko fal wax dëgg yàlla falin bu rafet kooku bu amee nag ba nga xam ne wóolute am na diggante maire bi ak ñi nga xam ne donc ñoo nekk ci commune bi am na loo xam ne lii xëy na moo tax pour gën a mën a bañ leen war ak yooyu xëy na moo tax mu jàpp fonction boobu mais fii nga xam ne kon day yor. waaye conflit d'intérêt bi bu posé woo rek ni nga ko waxee bu ñu sukkandikoo rek juste ci conflit d'intérêt bi. waaw est-ce que tamit du jaadu également la mu def fii tamit mu def ko ci maire bi mu doon ndax bu boobaa day mel ni sotti seeg def si rek. bon mais xam nga aussi nag xam nga maire toujours day am attachement ak population yi nga xam ne donc ñoo ko fal te comme contrat de confiance la woon contrat de mandature la woon xam naa. moo tax xam naa mu garder encore poste boobu nga xam ne poste maire bi la bu Guédiawaye maintenant bi nga xam ne association bu mag la parce que de toute façon xaw ma ndax dinañ dimbale benn association ak dimbale lu ma juróomi téeméeri association maire yi du xam nga du benn waxuma ne dina ko def mais xam naa daal moom pour mu gën a leer nga xam ne donc association boobu la teg fële xëy na garder commune am xëy na am na loo xam ne li xëy na moo ko boolee ak commune am ak population bi ba nga xam ne pour l'instant daal mu nga fa kooku aussi je crois que amul benn est-ce que mënuñu xalaat également daw coow ndax bu ñu xoolee ci atum 2015 nee nañ cumul de fonction daal daanaka la doon bañ est-ce que bii tamit du cumul de fonction la ci xaw a daw maanaam melul ni kuy daw coow waaye est-ce que réellement sax conflit d'intérêt boobu la mais mën nañ jàpp tamit ci beneen fànn gi ne daw coow lay def. waaw daw coow mais xam nga ne ku nekk parfois aussi yaay tànn. yaay tànn dëgg la mais texte yi waxuñu ne ku doon directeur CDS doo mun nekk c'est ça c'est pas incompatible disons moom moo waxtaan nga gën a yam rek. ci sa gis-gis ban intérêt la mën a am tey le fait que bon mu démissionné tey jii ci boppu AMS xam naa ëllëgu AMS dinañ ci àddu ci kanam tuuti. mais ban intérêt la mën a amal pour AMS par exemple. non intérêt bi pour AMS. moo di AMS xam nga dafa nekk association bu am solo. parce que ci li ñuy wax gouvernance locale xam nga àddina bi léegi aujourd'hui li ñuy wax les gouvernements mondiaux locaux dañuy jouer rôle bu mag a mag a mag a mag a mag te ci àddina bi yëpp foo dem aussi am nañ fa pouvoir bu mag a mag muy Afrique CGLUA am ko Europe am ko partout fi mu nekk nii AMS bokk na presque sax lu mat ñaar fukki association yoo xam ne yii ñoo nekk dans le monde entier te kooku président bi moo leen fay représenter bokk na ci aussi ay kuréel yoo xam ne ay kuréel yu mag la ci biir Afrique xam naa loolu yëpp aussi nga xam ne donc day doon lu dis loo xam ne lii ak charge yi ñu ko jox ci kees gi parce que kees gi aussi tuutiwul kees gi boo xoolee pratiquement mission bu yaatu la mission bu large la liggéey bu mag a mag a mag la parce que am na alal yu bëri joo xam ne ji moo fay jaar fu bëri lay jógee ak yooyu xam naa pour mun a yenn ko en partie ci yenn boobu nga xam ne pour gën a mun a concentré wu
dooleem ak xam-xamam ak kattanam ci kees gi xëy na loolu moo tax aussi mu démissionné te kooku aussi je crois que lu baax a baax la dañ ko war a rafetlu. ëllëgu AMS xam naa ne fa la ñuy xëy na tëjee pàcc bu njëkk bi ëllëgu AMS surtout que bu ñu xoolee ni AMS bari na coow lool ndax gis nañ ni maire yi ci bootu naam sax xëy na liggéey boole na leen waaye fantasiroo nañu ci ay gis-gis ndax ñii ngi fare fii ñii ngi fare fee dañuy dem sax ba nga naan est-ce que AMS la ko tax a jóg mi ngi ci. waaw AMS la ko tax a jóg moo ko tax a judd mi ngi ci dëgg la nag xam nga instance élective la da ngay falu pour nekk fa te bu compétition amee ñoŋante amee ay effectivement xëccoo lay doon daal bi ñu demee élection 2014 gis nga liste yi am na liste yu bëri yu présenté woon mais bi ñu defee élection bi Benno Bokk Yaakaar moo ëpp ci collectivité locale yi mu gagné ci mairie yi ci biir maintenant collectivité locale yi ci biir Benno Bokk Yaakaar maintenant foofu ci biir am na aussi yeneen kuréel yu nekk ci biir yu ko composé kon boog c'est normal bu ñuy fal poste boobu mu am xëccoo parce que ku nekk bëgg nga ko am mais nag man ni ma gisee mbir mi ni muy doxee moo di tey fi Aliou Sall jógee aussi ki koy remplacer xam naa ci Benno Bokk Yaakaar lay jógee parce que actuellement ñoom ñoo yor majorité bi au niveau de l'ensemble des 557 communes te comme fal lay doon jongante lay doon ñëpp ñi nga xam ne donc ñoo ànd ak moom ci biir coalition moom la ñuy jàppale du tere nag maintenant yeneen candidat déposer seen candidature bokk mais xam nga comme affaire yi wat rek ni muy demee ku ci nekk am nga foofa rek yooyu et je crois que coalition boobu moo koy gañewaat maintenant c'est normal maintenant ci biir maintenant yan candidat la ñuy am ak yooyu ñan ñooy présenté wu bon ko kenn xamagu ko mais mbir mi ni muy demee moo di bu amee dañuy waxtaan ci biir d'abord coalition bi ne dañuy seet consensus candidat boo xam ne bi ñëpp dañ ciy ànd wotal ko jàppale ko bu ko defee dëgëral bu am ba nga xam ne bu ko defee bu ñu demee ci élection bi ñooy gagné te je crois que aussi bi yoon aussi noonu lay demee de toute façon mais kii gagné je crois du jógee biir Benno Yaakaar. coow li ndax mën nga cee àddu caisse de consignation caisse de dépôt et de consignation ndax mën nga cee àddu ak coow leeg Aliou Sow war na koo yor waru koo yor nga fare ci. bon man su ma gis daal moo di. ki nga xam ne moom la yàlla jox mu yor prérogative constitutionnelle muy président de la république. moom mooy fal moom moo tax mu xam buy fal kan lay fal ak li tax mu koy fal. bu fekkee ne Aliou Sall sénégalais la remplir na critères yi mu fal ko kooku man aw ma ci dara lu may wax. maintenant nañ juger sur pièce et sur place bu gérer bañ xam dëgg naka la ko gérer kees gi. bu defee ay lu baax bu deful lu baax yooyu ñu mun koo juger sur place mais moo gën man je préfère xaar ba gis loolu plutôt que di wax avant que waruñ ko far wala waruñ ko far ki war a far daal far na dañ ko respecté. décision waxtaan wi daanu ko wéyal waaye bi yoon nag ci beneen fànn ñu wax ci leneen laata loolu muy nag jokkalante lenge bi nga xamante ne nii amoon na ci diggante jëwriñ ji yoroon wàllu tourisme ak ki ñu ko dénk jamono ji Mbaye Niang diggante Mbaye Niang ak Racine Sy laaj nag sampu na ndax ñoom ñaar. seen diggante du am lenn lu ca ñagas ndax weccoo kàddu gi nga xamante ne nemmeeku woon nañu ko ci jokkalante boobee la mu xamle rek moom ministre bi ñu dénkoon wàllug tourisme moo di ne tourisme doon na secteur boo xamante ne ni nag daanaka patron yi kese la ñu koy dénk di saprera ci leeral. ñu jàkkaarloo Racine Sy ak Mame Mbaye Niang ci passation de service ca ministère du tourisme président conseil d'administration bu agence de promotion touristique di artu ministre bu bees bi. ministère du tourisme amul dara lu ko nuróole ak ministère de la jeunesse. Je dirais donc que dans le tourisme, monsieur le ministre, pour vous qui venez d'entrer. laaj bi may laaj mooy est-ce que ministère du tourisme mën na am sans borom hôtel yi wala acteurs yi kon pour yow mi door a ñëw ci ministère bi fii ay patron ñoo fi nekk borom auberge bi tax moom patron boppam la kon doo fi patron kenn. waaye nag yaay patron secteur bi sama gis-gis mooy da ngaa war a yaatal di def dialogue ba pare namit taxawal benn partenariat. loolu moom jàpp naa ne buñ ko defee mbir yi dina dox bu baax a baax. Tout ministre en charge de ce département. ci ay kàddoom Mame Mbaye Niang di dalal xelu acteuru secteur bi nga xam ne dafa am solo ci économie Sénégal waaye ministre bu bees bi profité ci occasion bi pour tontu Racine Sy. Je n'ai jamais travaillé en termes de patron. man mosuma liggéey di am patron ndax sama métier moo demee noonu sama patron mënul ñëw def sama liggéey wala jël sama place kon mosuma xalaat en termes de patron teewul
dinañu déglu bépp acteur bu nekk ci secteur bi waaye tamit dinañu jël ay dogal yoo xam ne dañ koy teg ci yoon ak intérêt wu dëkk bi. Ça a été fait. Avoir un patron qui ne fait pas votre travail. Donc moi, hôtelier bu yemu ci daal di cabaxal ab réponse. je l'ai dit au président. ginnaaw sàndante kàddu yooyu diggante ñaari autorité yi ndaje ma mujj na jeexee ci jàmm ak salaam. Ligue démocratique ne ci jafe-jafe mi ngi bëgg a yàgg nag ba tax sax ñuy laam-laamee ndax jafe-jafe yooyu dana gaaw a jugee ca parti boobee coow li bari woon lool jamono ji la ñu doon laam-laamee itam bokk na ci Khoudia Mbaye mi nga xamante ne rek dañu ko tabaat ci gouvernement bu bees bi ñu bari ca ñoom nag jàpp ni dañu ko waroon kon yabal ca assemblée nationale gis-gisu ñenn la ca Ligue démocratique ba tey ñu des ak Ousmane Badiane ni ma ko waxee coow li bari lool ci biir LD. lu indi coow lu bari li. jërëjëf ci sa question boobu question bu am solo la question actualité la coow li ko indi moo di ñun biñ defee suñ bureau politique décision biñ jël moo di dañuy dem ci Benno Bokk Yaakaar parce que depuis congrès bi loolu dañ jàppoon voilà moom la ñuy àndal parce que suñu woon lu tax ñu war a séparer wu. maintenant bi élection yi ñëwee. Khoudia Mbaye présenté wu Saint-Louis ci liste départementale bi yàlla def élection yi jeex ñu am ñaari député Nicolas Ndiaye mooy secrétaire général par intérim moo remplacé Mamadou Ndoye Goum en attendant bañ am beneen secrétaire général moom mu doon ñu far ko sur la liste nationale ak Khoudia Mbaye sur la liste départementale bi parti bi réunir daf ne comme on va vers la formation d'un nouveau gouvernement ñun buñ sañoon suñ liñ bëggoon moo di am poste député yombul xam nga ren boo seetee 47 listes yi juróom rek ñoo ci am député parce que quotient électoral bi moo élevé 56 000 ñu ne comme yàlla jox nañu ñaari député bu ñu sañoon ñu garder ñaari député yooyu à l'Assemblée nationale bu ko defee Khoudia Mbaye keneen remplacé ko ci ministère soit ministère boobu wala beneen de toute façon ministère bi moom président mooy tànn ki mu koy jox. bu ko defee ñu am ñaari poste de député à l'Assemblée nationale am keneen ci ministère bi. lu tax seen choix ci keneen kooke. li tax suñu choix non pour gën a yaatal rek gën a yaatal parti bi xam nga bu fekkoon ne ñaari député nga am léegi nga am kenn xam nga kooku dafa xaw a wàññeeku bi passé amoon na ñaari député mooy doon député su bi woon Bakel ak Penda Dieng bi woon Dakar ñee donc am ñaari député baax na parce que député aussi dafa doon loo xam ne lii aussi lu important la comme institution. maintenant kooku moom loo xam ne lii lu dëgër la dañ koy téye maintenant buñ poste bi Khoudia Mbaye yoroon bu ko keneen mënee ji buñ ko amee beneen ministre aussi day gën a yaatal ñu am ñaari député am benn ministre kooku aussi day doon loo xam ne loolu lu baax la. maintenant problème bi fi mu ñëwee moo di président de la république bi ñu ko waxee aussi ñu d'accord ci ñun ñu réunir ñu tànn kenn ku ñuy wax Mamadou Fall ak keneen beneen jigéen boo xam ne bii parce que président moom daf ñu xam ne jigéen la bëgg. parce que xam nga booy former gouvernement il y a des équilibres à faire ak yooyu voilà bon ñu ne daal li gën a wóor nañ jël Mamadou Fall góor maintenant bu fekkee ne vraiment jigéen la bëgg réellement ñu joxal ko beneen jigéen maintenant ñu jox ko proposition yooyu maintenant moom bi mu seetee xam naa composition gouvernement bi ak yooyu mu ne man Khoudia Mbaye nekkoon na déjà ci suma gouvernement bi passé wax dëgg yàlla def na fa liggéey bu rafet boo xam ne bi dama bëggoon mu continuer ko parce que bu keneen war a ñëwee jël ministère bi le temps muy jàng di préparer wu di imprégner wu di min dossier yi ak yooyu ça va prendre du temps te man fi mu nekk dama am gouvernement boo xam ne bi dama bëgg mu doon gouvernement boo xam ne bi gouvernement bu combat lay doon gouvernement bu combatif gouvernement bu xarañ ba nga xam ne prochaine élection yi ñëw ak yooyu bu ko defee fekk vraiment ñu mën a parachever. kon mujj ngeen ko fekk si daal ci bëgg-bëgg boobu mën ngeen ci kii kooku mënuñ ko ñàkk a bañ a fekk xam nga nag moom mooy président aussi président bu ñëwee ne man lii moo ma gënal parce que lii laa yaakaar ne gouvernement bii ma bëgg a def kii nga xam ne donc moom lañ soxla aussi même bu fekkee ñun du suñ choix au premier aussi dañ koy nangu rek parce que xam nga alliance li tubaab di wax l'alliance c'est un processus contradictoire yow mën nga bëgg lii mais ki nga nekkal sa allié sa nawle xëy na moom lii la bëgg ak nii la ko gisee dañ yaakaar ne kooku mënul yàq suñu diggante ñu bàyyi Khoudia Mbaye doon ministre
bon maintenant ñu ngi discuter ak moom war nañu recevoir temps yi ñu discuter seetaan ba xam aussi yeneen poste la ñuy am feneen ak yooyu mais kooku jarul yàq diggante bi au contraire dañ koy rafetlu parce que quand même bu suñu camarade boobu defoon liggéey bu ñaaw kooku c'est ça. mais ca assemblée nationale daal la ngeen cee bëggoon amu leen ko. assemblée nationale Nicolas Ndiaye doon na président commission. moom Nicolas doon na président commission xam commission yi ñu ko fal démb doon président commission habitat urbanisme ak yooyu loolu aussi ñu koy rafetlu parce que. finalement ngeen mujj am benn député. waaw finalement benn député la ñu am actuellement. une perte. muy secrétaire général. alors Nicolas Ndiaye. bon c'est pas peut-être. plus ou moins. pas une perte peut-être bu dee en termes de quantité amul ñaari député. bon mais comme espace xam nga état dafa yaatu. am na ay yeneen poste am ay poste de PCA ay poste de directeur ay poste de c'est ça yu kenn xamul yu bëri mais ñun président bi ñu àndal nga xam ne daf ñu wóolu jox ñu teg ñu foo xam ne fii aussi wax dëgg yàlla ci suñu parti gis nañ parce que ñooy parti yi ko gën a jege ci lañ bokk de bu dee juróomi parti ñun ci lañ bokk jox nañu cër bi aussi ba mu mat sëkk maintenant wax dëgg yàlla nag mais bu dee nag vraiment dama soxla lii ngeen nee ma ko parce que kii nga xam ne moo fi nekkoon vraiment def na liggéey bu rafet liggéey boo xam ne man ràññee naa ko teg ci suma bët suma gouvernement teg ci suma bët. mënu leen def lu mu am continuité boobu aussi kooku aussi mënuñ ko. beneen coow également ñu gis ko ci biir LD ak mouvement bu bees bi juddu. LD Debout tamit ñu bari jàpp ni. daal ñàkk déggoo am na ci ndax amul lenn loo xamante ne waxtaanee ngeen ko ba waral ñenn ñi beru def seen mouvement. LD Debout dëgg la. mais munuñ ne am na loo xam ne waxtaan nañ ko xam nga LD Debout li tax mu judd. bi ñu defee suñ bureau politique bi 8 avril dañoo ne élection yi ñëw na naka la ñuy demee ci élection yi parce que ñun dañu noonu la ñuy fonctionner bu élection ñëwee dañuy dajale kuréel yëpp. voilà te avant bureau politique bi ñëw defoon nañ ay questionnaire wàcce ko dans les 45 fédérations. ku ci nekk ñu laaj la sa xalaat naka nga gisee élection yi di ñëw ñun loolu mooy suñ tradition quoi bi ñu ko defee ñu ne loolu rafet na foofu am position majoritaire bu génn ne dañuy dem ci Benno Bokk Yaakaar comme foofu la ñu nekkoon te wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na foofu nañ ko continuer mais bi ñëwee bureau politique aussi ñu waxtaanaat ñu ne léegi dañuy laaj position bureau politique ñu dem ba voter ku ci nekk ñu jox la bulletin secret nga dem ci urne bi ne résultat génn foofu aussi majoritaire génn mooy nañ des ci Benno Bokk Yaakaar parce que liggéey bi quand même wax dëgg yàlla xëy na amuñ liñ bëggul mais nag quand même ñu ngi def liggéey bi ni mu rafetee. mais beru moom am na ñee daal beru nañ. voilà waaw ñeneen ñoom dañ bëggoon ñoom LD rek dem moom rek dem. est-ce que xalaat ngeen am consensus ñu tënk ko très rapidement waxtu bi xoj na waaw est-ce que xalaat ngeen ni jubóo dana am ci biir LD parce que LD jàpp nañ ne parti bu mag la te parti la boo xamante ne heure bu jafe-jafe daan am da ngeen daan vraiment léeg-léeg sax ngeen daan amal ay congrès extraordinaire est-ce que jàpp ngeen ni waxtaan dana am jubóo sax am na parce que dem waxtaan nañ dem ci secrétariat bi ñu waxtaanee jëlañ problème teg ko ci taabal gi nag wax dëgg yàlla amul benn raison boo xam ne moom moo war tax ñu séparé wu gis-gis la woon rek ñii lañ ko gisee nii lañ ko gisee mais comme lii ñu parti bi dafa ne donc dañ dem ci Benno Bokk Yaakaar dañuy dem ci Benno Bokk Yaakaar ba ñuy dem congrès léegi dañ changé dem ci beneen position ñu mun see def position ñële ñoom yaakaaroon na ñoom parti bi dafa waroon dem moom rek loolu jàppuñu ko maintenant je crois que léegi waxtaan nañu ba juboo tey sax am nañu conférence de presse je crois que parti bi dañu àndu lëngoowaat doon benn comme ni nga ko waxee woon jàpp tradition yooyu nga xam ne moom nit ñi moom lañ xamee LD moom lañ ko nawee moom lañ ko respecté ñu koy jaajëfal bu baax Ousmane Badiane ñu sas la élection yi ca Ligue démocratique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wisi bi xibaar yi ñu wéyal ko dem ba diwaanu ndax géej loolee nag di statut Faidherbe ba xëy nañu ko delloo fa mu nekkoon statut boobee nga xamante ne nag dafa daanoon ci ay bis yi ñu weesu loolee indi woon coow lu rëy ca Saint-Louis ñii naan dañ koy delloo ñii naan bu nu ko delloo mujj nañu ko kon delloo place am ci teewaayu nag takk der ak ñenn ci doomi Ndar Géej yu fa teewoon loolu ba tey des di coow muy nag statut boobee nga xamante ni ñu bari ca waa Ndar Géej dañoo bëggoon ñu duppee ko statut Khadim Rasoul dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. ginnaaw statut Faidherbe ba mu daanoo ci ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru septembre ci atum 2017 léegi nag daal nañ koy delluwaat place am moo ne day ay kàddu yu bari yëkkati woon nañ ko ñenn ñi ni file waruñu ko fi woon delloo waaye nag mbir yi mujj na yemb. d'accord naa pour ñu remettre que ci benn fànn mooy dafa représenté lu bëri muy Faidherbe bi ci biir Saint-Louis ci Ndar ñun ñu fi dëkk la di doomee Ndar xam li mu représenté woon ci tourisme bi ndax ñu bëree bëri bi ñu nekkee xale dañ daan wax sax ku dëkk Saalum wala Siin wala Bawol naan la boo demee nga nuyu Faidherbe.
bi mu daanoo nag coow li bare woon na lool ginnaaw nag bañ ko delloowee doomu ndar yi di joxe seeni xalaat ñu ci bare ni statue bi dafa bokk ci ndar géej. dafa nekkoon nga xam ne dafa bokk ci histoire ndar bokk ci li nga xamante ni histoire Sénégal la donc bu ñu fekkee mu daanoo ñu ñëw di ko yëkkatiwaat di ko defaraat dañ koy rafetlu di wax ni xëy na day joxaat beneen xar kanam suñu région de Saint-Louis. mu mel ne sax ay kàddu jugoon na ngir place bi ñu duppee ko Serigne Touba waaye nag ñu ci bare nee nañu Serigne Touba kenn waru ko gam-gam leeg li nga xamante ni mooy statut ndax dayo bi mu am ci yàlla. ci am yow tuuti ak xam-xam xam nga ni ay affaire Serigne Touba kenn du ko yemale ak ay affaire esthétique ndax moom dimension am dafa ëpp ay esthétique si wàllu xam-xam xam na ni képp wàllu esthétique kenn du ko jegeleeg lu jëm ci wàllu Serigne Touba. bu dee sëñ Touba lañ ko bëggoon am placé sëñ Touba li mu am moo ëpp statut parce que du point de vue que tey ñaar rakam yi moo ëpp fuuf li nga ko bëgg symbole te l'islam nanguwul ay statut sëñ Touba tey bu doon dund boo ko waxee mun la araam kon donc moom du ko nangu. statut Faidherbe ba ñu delluwaat ko ci place am jàmm ni ñooy li des mooy place Faidherbe ba ñu war a xoolaat nan lañ ko war a defaraatee ba mu méngoo ak jamono. démb ak tey lañu koy fàttaliku muy julli géej gi di julli googu nga xamante ne nag Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul defoon na ko ci géej gi keroog ba nu koy yóbbu Gabon fële ca plage bu Jàmmalaay foofee nag bokk na kon ci barab yi nga xamante ne rek dañu fay fàttaliku julli géej gi Aminata Mbaari Sow. bésub 21 septembre 1895 le Cheikh Ahmadou Bamba daal di woon jullee ci géej gi loole nag mu ngi ko defee woon ci kanamu tubaab bi bi géej jëlee ci réewam di ko yóbbu fële ci Gabon at mu ne ñu koy màggal fii ci Sénégal atum ren di 23e édition plage bu Jàmmalaay la ñu nar a amal xew-xew bile loole lépp nag ngir màggal jëf waaye tamit ragal yàlla bi Cheikh Ahmadou Bamba wane woon ci kanamu tubaab bile. ngir màggal bés boobu nag dañ ci amal ay jàng lépp alxuraan waaye tamit ay jàng xasida loole lépp nag dañ ko def ci ñaari fan bu ñu jógee ci loole lépp nag dañu amal tamit ay exposition ngir gën a xamle Cheikh Ahmadou Bamba jëf yu rafet yim fi bàyyi waaye tamit dundinam fii ci plage bu Jàmmalaay kuréel yi di waajal fàttaliku julli géej gi lee daanaka lépp mat na ngir ñu jublu ci liggéey bile ci bërëb bile nag ñu ngi fiy xaar nit yu takku ngir màggal 21 septembre 1895 ngir fàttaliku julli géej Cheikh Ahmadou Bamba. commune bu Niassia nekk ca diwaanu Ziguinchor ñi ngi waajal nag foofe ubbi teg l'école gi ci noone am na ay mouvement yoo xamante ne nag dafa ëmb ay ndaw foofe ñi ngi leen sas rek ngir nag ñu daal di setal yenn ca daara ya foofe ngir nag ubbi tey jàng tey ñu mën kaa matale maire bu Niassia yëkkati na ci ay kaddu ci bi nga xamante ne rek mi ngi dimbali mouvement yooyu ci wàllu nag koppar waaye tamit ci wàllu ko dund ñu teewlu ko Mamadou Diallo ci micro Boubacar Diassi. ñi ñu fi nekkee ay responsable structure la donc am na CVAV Scout Croix-Rouge ASC ak yeneen conseil de la jeunesse donc ñooñu ñëpp seen taxawaay mooy mairie bi mu ngi def lu ko war mais ñoom ci war nañu def li leen war ci loolu li leen war comme ni ma ko waxee doole bu ñu am mooy nañu setal école yi dispensaires yi mairie yi lieu public yi nañ ko setal loolu mooy seen délai balaa vacances yi di jeex parce que le 2 mooy ouverture ñaax nañ leen ci loolu ñu man ci taxaw nettoyer école yi comme ça bu école bi ubbee le 2 enseignants bu ñu ñëwee élèves yi ñëw ñu fekk classe yi ak cours yi yëpp mu ngi set ñu mën a démarrer seen année scolaire ren lu ñu joxe ren 5,500,000 la loolu la ñu inscrire ci budget bi pour volet jeunesse sport culture et loisir joxe nañu ay enveloppe parce que ñu ngi dem ci seen regroupement yi yoo xam ne ñu ngi ko war a def ci. ñu del si fii ci Ndakaaru yër tuuti nag liggéey suñu mbokk guinéen yi fi nekk di yëngu nag ci njaay ak njënd ak njaay ñu ci bari tamit di yëngu ci njaayum boutique yooyu nag ñu ne ndax dana amuk mucc ndax supermarché yi nga xamante ne ni tàmbali naa bari ci Ndakaaru liggéey bi nag neexul benn yoon waaye lu mu ci mën a doon métier la te métier nag jarta xepp ndax lu bon ma nga leen di indil ak sutura dañ ci ànd ak bi fay.
ñun ñëpp nekk ay jaaykat fi ci biir Dakar doomu Guinée yi xeebuñu benn liggéey ñii ñi ngi ci boutique yi ñeneen ñi nekk ci xàll yoon gi ci biir dëkk gi lépp ngir seen njaay mën a jaar la leen tax a jóg mooy bégal seen soxlaay njaboot. alhamdulilah maa ngi sant suñu bopp daal ci li may yëngu maa ngi ci gis sama bopp daal alhamdulilah daal. dañuy am kay dañuy boo ñu am liggéey kay moom soo liggéey dangay sóoraale di ngay am. di jaaykatu gerte caaf Mariama dëkk ca cité kër góor gi ci benn baraak moom ak ñetti doomam ak jëkkëram la muy mbébét moo di am koppar gu duun te delluwaat ca Guinée fa mu ne yoon yëpp dagan na ngir njaay mi jar. sama njaayum gerte gi bi ma ko tàmbalee léegi am na ñetti at te maa ngi sant yàlla ndax njaay mi am na bénéfice sama mbébét nag mooy fexe ba ñibbi sama dëkk ndax fi ma dëkk sax moomu ma ko. ca xàll wa dem Sacré-Cœur foofee la Malado ak Mariama nekk di saaf lii di gerte caaf bi ci biir tàngaayu xal gi mbégte feeñ ci seen xar kanam ñoom ñi duppoo ak yoon di fay juuti jamono ji seeni gafam a ngi duun. 100 francs chaque jour dañu fay 100 jafe-jafe su gerte bi moo seer rek 7 heures pour maa ngi fi. kañ ngay ñibbi. 20 heures 21 heures. maanaam sama jëkkër am naa ñetti doom. sama borom kër gaañu na bu yàgg. su ma amee ku may jàppale daal xanaa ñu waxtaan ba ñu dugg. jóge ca Côte d'Ivoire dëkk fii ci Sénégal Mamadou Diallo di doomu Guinée nekk itam jaaykatu boutique. la ko tax a jóge fële moo di coowal politique ga amoon ci atum 2012 ca boobu lay réew tey jii mu gis ne liggéeyam daa nar a naax saay. depuis l'ancienne génération ba léegi on n'arrive pas à moderniser notre travail moom benn ba léegi noonu la melaat te àll bi dina dox mais biir Dakar les supermarchés vont bientôt jël nga xam ne client jël yëpp politique léegi bu yàggatul au moins 2 ans de plus boutique dootul dox Dakar biir Dakar. Sénégal ak Guinée doon ñaari réew yu jege yantoo lool Mouhamed Diallo mi la mu gis moo di ñaar yëpp benn la. maa ngi xalaatee su ma amee respect ci Sénégal parce que fii ak Guinée la même chose ci man ñaari pays laa am Sénégal Guinée laa am. di jaaykatu koko la muy gën di ñaawlu moo di cher gi koko gi cher. tuuti rek cher bii ma bono fii parce que koko bi dafa cher waaw am na financier bu bari. dangay jël pipet danaa jël mbuur bu bari maatman bariwul tuuti rek mooy jar. waaye gérant fast food bi la ëllëg xelam moo di ñàkk kaaraange gi mu gën di nemmeeku ca gox ba mu ne. parfois da ngay gis client ku jënd fi génn ñëw ba si tali bi gars yi ñëw agressé ko fii nii fat loolu même barki démb sax am. benn liggéey jarta xeeb loolee la ñenn ci doomu Guinée yi xam ba tax ñuy yëngu guddi ak bëccëg ngir am koppar ga ñu yóbbu seen kër ngir mën a bëggal seeni njaboot ci fànn gu ne. Abi Faye ñu di ko jaajëfal xibaaru biti réew yi ci tënk ca France Florian Philippot jóge na ca bopp Front National moom moomee nag ñu toftaloon ci Marine Le Pen ma nga xamante ne moom moo jiitee kon parti ba mujj na faa jóge Marine Le Pen sax da ko àppaloon mu lankoon nag ne du jóge ci bopp kon présidence boobee waaye tey sotti na ci fàttali itam ay weer a ngi nii mu nekk nag ci ay jafe-jafe yu tar moom moomee di Florian Philippot mbiccoog mbaaloo amoon rek ci digganteem ak direction bu parti ba ñu dellusiwaat fii daal di rek tëjee ci wàllu tàggat yaram yaatu la ñuy egsi ci xët yu njëkk yu yéenekaay mu nekk nag fanweer bi yoon ñu di ko amal muy traversée bi diggante Dakar ak Gorée fay la nag loolee nag ñaar fukki fan ak ñeent lay doon ci weeru septembre atum 2017 ni nag at mi weesu ñaari départ lay doon faykat yi nag seen lim dana toll kon ci juróomi téeméer docteur Mohamed Diop moom mooy njiital fédération sénégalaise bi nga xamante ni moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu fay ñu teewlu ko ak Faty Dieng Modou Diop. personne dinañ jógee bitim réew ñëw si fii pour bokk ci traversée bi kooku pour man dafa am benn dimension touristique dafa am benn dimension économique parce que dañuy dugal xaalis ci ay hôtel wala leneen suñu mission dafa di aussi di aar nit ñi ci surtout loo xam ni dafa metti parce que day dal ay xale yu ndaw et régulièrement mu ngi leen di dal alors muy mbirum lab ñaa ngi lab il faut que mbirum fay mu nekk ci école yi ñuy jàngal xale yi ñu fay foog pour loolu ñu am ay piscine yi nga xam ni dina nekk un peu partout ci Sénégal gi xam nga ku am le premier ministre comme parrain
am nga yaakaar ni amoo avocat bu gën a rëy pour plaider cause boobu. ma ngoog Dissa Préra ak Pierre da Silva daañu bokk ci faykat yooye war a traversé Gorée ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kilifa yu organisation Nations Unies dégg nañu dëgg démb l'Observateur nañu njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moo leen ko wax Macky Sall discours guerrier dëgg la yëkkati démb ca 72e session bu assemblée générale bu organisation Nations Unies ci fukki minute ak ñaar Macky Sall wax na fa wax ju wér te am solo Ndiaga Ndiaye bu yéenekaay bi nañu fukki minute ak juróom la ñu ko mayoon waaye président Macky Sall fukki minute ak ñaar la wax wesam bu bula dina wi la dóor assorti ko ak semisam bu weex dikk taxaw ci kanamu tribune bi def discours bu toj nee na jot nañu bàyyi continent Afrique bi ñuy xoolee ak a jàppee continent ëllëg di ko bëgg a rayek ay digge yoo xam ne du mujj fenn l'Observateur nañu waaye moom président Macky Sall laata muy wax jëme ci Afrique ci la xew ca Birmanie la njëkke ak jiirug Rohingya mu di julliti réew ma ñuy buum ak di faat ak a toroxal président Macky Sall ne jot na communauté internationale bi taxaw ci ndax la ñuy def julli de ca Birmanie dara gënu koo ñaaw amul dara ci àdduna bi rawatina ci wàllu diine bu ngëm-ngëmam di santaane ñuy indi fitna ju ni mel la Sénégal moom it xëy discours bu président Macky Sall yëkkati démb ci assemblée générale bu organisation Nations Unies sàkku ci communauté internationale bi ñu wax ci la xew ci Birmanie nee na jot na sëkk ci ñu dakkal ko ndax yëf yaa ngi bëgg a jéggi dayoo émotion sélective mu di am yërmande ci ñenn ñi ak di leen ñeewante bàyyi ña ca des président Macky Sall ne loolee munta nekk Macky Sall ak ni mu taxawoo Rohingya yi démb ca ndajem ONU ya la Sénégal li mu ci jànge moo di Rohingya yi ca Birmanie Macky Sall solal na leen robub avocat Soleil national ni ñu du Rohingya yi rek la Macky Sall solal robub avocat di leen défendre waaye défendre na it diine l'islam ca ndajama Le Quotidien Macky Sall yamul ci loolee defar na fay diggante Emmanuel Macron président bu France ak Paul Kagame président bu Rwanda ñi meloon na ñu yàq ba taxoon ñu doon noonu président Macky Sall dox na diggante ba ñu jàmm ca New York gañu daje fa la doxee yëf yeneen yéenekaay yi xëye moo di commission yi ñu doon samp ak installé ci assemblée nationale Sud Quotidien nañu démb la ñu ko installé waaye waa Benno Bokk Yaakaar jël nañu pépp jël pëfét ndax fukki commission ak benn ya fa nekk fukki yëpp waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko ngar daajjoo wàllum parité nag mu di fu ñu teg góor teg fa jigéen ba ñu samp commission yi journal bi nañu loolu faalewuñu ko seen yoon nekkul ca parité ba Les Échos nañu maître Djibril War mi ñu doon yaakaar mu bokk ci président commission yi kenn boolewu ko ci waa LD ñoom sédd nañu lii di parité nag dañ ko fa salfaañe ndax fukki président commission ak benn ya fa nekk ñaari jigéen kese ñoo ca nekk juróom-ñeent ya des yëpp ay góor lañu góoru gayel di Khalifa Sall anki dina kay nee nañu noo yeetul ab tànkam tey jilee tàllee ko ba mu banku ca kanamu Cour suprême ndax mbiri ñu ko doon toppee ay awakaam doon sàkku ngir ñu teggi tuuma ya maanaam neenal procédure ba Cour suprême ga ñu demoon kalaame ji ko Cour suprême tey ji lay wax lan la ca dogal Abdoulaye Wilane bu parti socialiste xëy na wax ci la Sénégal li tax ba léegi demul kaso seeti Khalifa Sall Wilane nee na li tax demagul moo di xolam moo ko mayul muy dem ca kaso ba di ko seeti Khalifa Sall ak na mu fay nekkee Khalifa Sall ak Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñoo nekk ci xët mu njëkk Direct Info journal bi di laaj ñaar ñoo ñe waroon a ànd mu di Wade Khalifa Sall ana kan moo ca trahir morom ma passation de service bi woon démb ci ministère du tourisme quotidien nee nañu ku ko fekkewoo dara ci diggante Mame Mbaye Niang ak Mamadou Racine Sy moo ne Mame Mbaye Niang fii ay patron nga amal affaire yow doo patron ñun ñooy patron yi la Sénégal nañu tuuti konoon yëf yu mujj ci téesanteeg dàggasante ndax ku xam Mame Mbaye Niang xam ne làmmiñam dammul ci poosam Sud Quotidien nañu Racine Sy da doon avertise ministre Mame Mbaye Niang Aliou Cissé convoqué na ko L'Observateur nañu muy guleetam nag te du moom rek ndax Youssouf Sabaly ak Gomis convoqué nañ leen liste ba génn na démb mu di footballkat yi war a football ak Cap-Vert juróom-ñaari fan ci weeru octobre kii di Diafara Sakho mi demoon it journal bi nee nañu dellu si na enquête dina kay nañu ci liste Aliou Cissé ba Mbaye Niang mooy invité surprise ba Vox Populi nañu Mbaye Niang mi ne woon suur na Sénégal bëggoon a football ak France te fii sottiwul Aliou Cissé convoqué na ko la Sénégal nañu Mbaye Niang moomee Aliou Cissé convoqué ñu bari ci internet bi nee nañu soxlawuñu ab jaam ci équipe nationale bu Sénégal waaw. jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina fi dellusiwaat 19h30 lay doon ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.